mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës verdict bi daanu na ci àtte bu Boffa Bayotte réclusion criminelle à perpétuité maanaam tëj leen seen girub dund moom la ñu teg René Capan Bassène Omar Ampoy Bodian ak César Atoute Badiate am na yeneen fukk yoo xam ne toppee watuñ leen dara bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër. leneen ci xibaar muy ñi moom gaale ñu tegoon loxo fële ca Guinée Bissau di wax la leen naqari ndax nee nañu kilifa yi nekk ca réew moomu dañoo nangu daanaka ci nappkat bu nekk seeni produit lu toll ci ñett jàpp ñaar fukki millions ak matériel bu bëree bëri naam sax nangu nañu ni ci mbir moomu la ñoom ñoo tooñ. xalifa généraux yu Ndiassane ak Thiénaba di woo kilifa yi politique yi nekk fii ci Sénégal ñu gën a ànd ak dal ñoom kilifa diine yi nag ñu ngi naqarlu bu baax a baax kàddu yu ñàkk worma ak ñàkkum yar gi ñu nemmeeku ci ñenn ñi séq langum politique bi ñu leen di ñaan ñu gën a xoolaat seenub toogaay. Dakarti bi di wéy ba léegi fii ci Sénégal tey jile nag dinañ leen xamle ak yenn ci ay plasticiens yuy def seen kéem kàttan ngir dugal seen loxo ci xeex wala boog gën a sàmm alam bi ñi nga xam ne la ñu gën a jagleel seen plaidoyer boobule bokk na ci ñii di xale yi ngir mën leen a sensibiliser loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi verdict bi daanu na ci procès bu Boffa Bayotte jàppaleen ni René Capan Bassène nekk taskatu xabaar Omar Ampoy Bodian di chargé de mission bu MFDC ak chef rebelle bi di César Atoute Badiate te ñu àtte ko naam teewul ñoom ñëpp réclusion criminelle à perpétuité maanaam tëj leen seen giirub dund moom lañ leen teg ni daan. am na fukk ci ñi ñu doon tuumal ñoom toppee watuñ leen dara dañ leen acquitté bàyyi leen ñu dem am na ñaar yu ñu condamné 6 mois avec sursis mu di loo xam ne tëdd nañ ko bu yàgg sax ndax ñoom ñeenti at a ngi nii ñu nekkoon ci kaso bi. ci fàttali ci atum 2018 la ñu faatoon fukki nit ay ñeent muy nit yu doon uti ji matt ci àll bu Boffa Bayotte moom moo waral atte bu ni mel ba ñu teg daan liñ leen wax sànq du ñàkk dinañ ko yaatal ci yeneen jotaayu xibaar ak suñu ndaw la fare ca Ziguinchor di Boubacar Diassi. am na ay gaal yu ñu tegoon loxo fële ca Guinée Bissau ndax dañoo romb waaxu Sénégal dem ci waax yu foofu di ko nappate di fa nappate ñoom seen yoon tere ko ñi moom gaal yi nag ñoom nee nañu kilifa yu Guinée daanaka nangu nañ ci nappkat yi nekk foofu seen i produit booy xayma ñett jàpp ñaar fukki millions ci sunu ay koppar ak matériel lu ci mel ni ay GPS ñoom nangu nañ sax ni ñoo tooñ rax ci dolli ñu ngi rafetlu nee na ñu taxawaayu njiitu réew mi jaarale ko ci ministre de la pêche mi fexe ba ñu bàyyi kon seen mbokk yooyu la Moustapha Ndiaye kenn ci borom gaal yooyu la ñuy déglu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ca Mbour. ak lu mën a xew nga dugg si trottoiru jàmbur tayeef ak ñàkk tayeef ñun ñoo tooñ te it mosuñoo bañ nit ñoo tooñ waaye nag suñu amee problème boo xam ne mënuñu ko fajal suñu bopp. sunu njiitu réew rek lañ ko mën a wax man taxawoon naa fii wax ni sunu gaal yi dugg nañ ko Conakry jàpp nañ leen aussi nangu nañ seen i produit ba pare nangu leen a bàyyi te liñ nangu si ñoom kenn ku si nekk ki gën a néewle mat na 3 millions am na ñoo xam ni seen produit àgg na 20 millions. loolu dañ koo jël encore seen essence yi fekkoon si ñoom essence yi dañ koo jël. am na ñoo xam ne sax seen i sopes ak seen i compas joxuñu leen ko dañ koo téye xëy na seen état bi nekk xale yëngu daal mais joxuñu leen ko gërëm nañu Macky Sall bu baax ak ministre am Alioune Ndoye ak ambassadeur ba fa nekk teranga bi ñu defal mënuñu dul ñaanal ko yàlla yàggal ka fi. daa fayal mooli seen bu amaan xam nga daggal leen licence après borom gaal yi ñoo envoyé seen i gaal xaalis pour ñu jënd essence ak glace frais. tëmb dem géej pour ñëw si Sénégal. ñii doon liggéey ci ay agence yu état bi tas lu ci mel ni AGEP ANEJ ANAMA ak FNPJ ñoom li ñuy naqarlu mooy état bi li mu dig leen ak ñoom defu ci lenn maanaam jëlaat leen dugal leen ci fonction publique bi ñoom agent yooyu toll ci 200 jamono ji li ñu bëgg mooy ay financement ngir ñu mën a liggéeyal seen bopp am ci lu ñu jàpp dañ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi dañ ciy déglu Serigne Souhaïbou Badiane ci micro Abdoulaye Anne. dafa décidé woon li ñuy wax corriger le système de rémunération moom mooy fexe ba xëy na du tolloole waaye mu fexe ba ku ci nekk rek li nga yellool nga am ko balaa ñuy xool ni diw am na lii te man yaakaar naa yelloo naa ko te aw ma ko
ci éducation bi nga xamante ni moom laa gën a xam te yàlla def na partenariat ci négociation yëpp dañ leen yokkal quand même loo xamante ni rëy na lool. c'est la première fois di jégalu bu baax a baax ci njuumte boobu du ñàkk kon dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci agence dissoute yooyu lee ak kàddu yi ñu yëkki bokk na ci ñu dugalaat leen ci fonction publique bi wala sax ñu financé leen ngir ñu mën a am seen liggéeyu bopp. RENAFES bu ngeen ko déggee mooy réseau national bi ëmb jigéen ñi liggéey fii ci Sénégal ñoom bokk na ci li ñuy xeex boobu ba léegi muy ab tollole ci milieu du travail maanaam soxna yi fi ñuy liggéeyee bu ñu liggéeyee liggéey bu góor ñi di liggéey ñu jox leen salaire bu ni toll ñu ne itam dafa xam xeetu boddikonte ci yenn ci ay institution fii ci biir réew bi association bu mu nga woon fële ca Njàmbur di tàggat soxna yi fa nekk ci loi ak convention yi ñu fi tëral ngir fexe ba seen àq ak seen yelleef ñuy mën di wàccoo ak moom Thierno Fall ca diwaanu Louga. RENAFES di kuréel gi lëkkale jigéenu liggéeykatu Sénégal yi daal dina yaatal ay banqaasam fii ci diwaanu Louga. RENAFES daf ñu permettre que ñun jigéen ñëpp travailleuses yëpp ñu mën a ànd quel que soit ci li ngay yëngatu bu loolu paree nag ñu bàyyee ñu liggéey bi ñun ñu continuer di ko wesaare ci gox yi ak goxaat yi recenser femmes yëpp recenser jafe-jafe yi nga xam ne yëpp moom la ñuy am ci bërëbu liggéeyukaay yi ba mën a xool nun koy remonter ba àndandoo ak ñoom ba mën ko résoudre. ñoom jigéen ñi nag li ñu bëgg mooy fépp fu ñuy nasee ko nocci ñu jox leen ci seenub cër ba mu mat sëkk. soofantal bi am na ñàkk ñoo respecté sax am na parce que soo toogee fu nga toog ci sa fauteuil nga war a mën a tànn ku la neex ngay wan ne kooku moo lay représenté te fekk ay jigéen ñi organiser nañu xam nañu seen bopp am nañu mën-mën mun na am sax lu nga leen di waxal am na loo xam ne danga koy fàtte. ñuy ñaan nag ci état nu ñu amee parité politique. ñu commencé koo am au niveau de toutes les institutions du Sénégal. al bokk ci loo xam ne dañuy nas di nocci moom la ñuy wax compter avec nous. gannaaw ba mu sampee ab cellule am fii ci diwaanu Louga RENAFES daal dinay tàggat jigéen ñi nga xamee ni ñoo ko jiite ngir nag ñu mën a xam seen àq ak seen yelleef ba mën koo taxawu waaye itam xeex ba ñu jox leen ko. ci biir formation boobu dañ leen di capacité pour ñu gën a mën a taxaw. ñu gën a mën a jël seen àq ak seen yelleef seen cadre de droit parce que boo waxee sa droit rek am nga ay devoir boo ko xamee dafay neex sooy waxtaan ñu capacité leen ci code du travail bi sur les lois et conventions yoo xam ne moo fi nekk ñu mun ko gën a xam ñu gën a mun a taxaw. jotaayu tàggatu bi nga xamee ni ci amal nañ ko ci diirub ñaari fan mi ngi dajale woon lu toll ci fanweeri jigéen yu nga xamee ni ci ñu ngi bàyyeekoo ci ay mbootaay yu samp fu ne ci région bu Louga. fan yi ci jamono ji ñuy waajal élection palum député yi nemmeeku ngeen ay kàddu yu ñàkk worma wala boog ay kàddu fitna ci langue politique bi moo xam ñi faree ci nguur gi wala ñi nekk ci kujje yi xalif généraux yu Njaasaan ak yu Thiénaba ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax ñu ne yëf yi sax yenn saa yi dañ ciy gisaale ay ñàkk yar ak lu ni mel ba tax na kilifa diine yi ñu ngi woo ñi seq langum politique bi ñu ànd ak dal te di def ndànk ci kàddu yi ñuy yëkkati yenn saay mu di ab woote bu ñu def ci jamono juñ doon séddale ay dund di ko jox ñu lox seen yoxo jotul seen ginnaaw Cheikh Anta Diop ak Seyla Tir ci région bu Thiès. xalifu Thiénaba ak Njaasaan nee nañ jamono yi li ñuy nemmeeku ci langook politique gi doy na waar lool ba tax na ëlëm na leen ba tiit nañu ci sax. réew mi ñëpp a ko bokk ci làmmiñu sëriñ bi ak njaboot gi mi ngi wax ak waa Sénégal gépp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci pencum politique ñu xam ni Sénégal ñëpp a ko bokk te mënuñu ko séddoo. Sëriñ Assane Seck mooy xalifu Thiénaba. li fi mag ñi bàyyi woon ci ijaaba bàyyi ko fi ci sell bàyyi ko fi ci waggar sa bopp jugu fi de mi ngi fi de. ak maam Bekaay Kunta ñoom ñéppit nee nañ na jàmm am dal am ci réew mi waaye li ñu nemmeeku sampul kër kilifa yi wone ñàkk orma gu mat sëkk ak yenn kàddu yi ñagasi nee nañ loolu de Sénégal mosu koo xam. ngeen ñaanal réew mi dal ndax réew mi laaj na dal raaral réew mi jàmm ndax réew mi soxla na ko. nañu defaraat kàddu yi. nañu defaraat sunuy kàddu. defaraat toogin yi. defaraat toogin yi. defaraat waxin yi. defaraat waxin yi. ak melokaan yi. ak melokaan yi. xam ni nag. lépp lu ñuy xëccoo tey. lépp loo xam ni ñu ngi koy xëccoo tey. ci li ñu wax ñoom. ci li ñu wax ñoom. njariñal Sénégal. njariñal Sénégal la. kon nañ ko wane. kon nag nañu ko wane. ci seen i kàddu. ci seen i kàddu. wane ko it. ci seen i jëf. ci seen i jëfit. nga xam ni ñooy dox itam. di wut baat. waaye nit ki sooy wut baat. te nga ñëw ci moom. ni ko maa la fa bëgg a nekkal. fexeel mu gëm la. fexeel mu am ci yow confiance. sëriñ bi nag mi ngi ñaan
président Macky Sall moom la yàlla teg coono ndax moo yore responsabilité réew waaye sëriñ bi nee na su demee ba dang te moom rek nag moo ko mën a yolomal na teg lépp te yolomal lépp yi xam ni loolu la askanu Sénégal yaakaar te xam ni loola la askanu Sénégal yaakaar di ab délégation Cheikh Tahirou Sarr demoon ci Njaasaan ak Ceneba doon fa yóbbu dund ñu teg ko ci loxoy xalif yi ñoom sax nee nañu lii de daañu ko jotale képp ko ko yeyoo rawatina ñi néew doole ak ndongo yi nekk ci daara yi. ca Mbàkke moom ngir xeex ñàkk cet bi maire ba ji Gallo Ba door na benn programme bu mu duppee Mbàkke ville propre ba tax na am na matériel bu am solo bu mu jël jébbal ko conseil municipal bi bokk na ci ay camion mbalit ñett ak benn camion vidange bu ca nekk capacité am nekk 16 tonnes Papa Balla Gueye ak Talla Samb. gént gu mujj doon dëgg ci concept bi ñu duppee Mbacké ville propre maire bu Mbacké nekk itam directeur général bu SOGIP di Gallo Ba daal dinay jébbal conseil municipal bi ñetti camion nettoiement ak benn vidange mbëbët gi nag mooy fexe daal di soppi xar kanamu Mbacké ci wàllum environnement. ñetti camion mbalit la ñetti camion mbalit yu moderne benn bi rek 26 tonnes la benn bi 26 tonnes capacité 26 tonnes yeneen bu ci nekk am na capacité 16000 tonnes kon nag auto vidange bi auto bu dernière génération day vider di raxas ay tali di raxas ay immeuble tey dañoo bëgg muy jugal xaalis ci mairie Mbacké ndax mairie Mbacké koom-koom bi bariwul kon dañoo bëgg nag Mbacké set ñu boole ko ak fule 100 poubelles. yeneen ci mbëbët mooy yokk lépp luy jëm ci lampe publique yi lée waaye tam fexe ba Mbacké daal di am ndox mu sell nga xam ne daañu ko mën a jëfandikoo. balaa ñaari weer incha allah dëkk bi dina yokk courant bi yokk éclairage bi yokk ndox mi te fii ak 1 an maximum ñetti entreprise yi war a jëlee ndox mi Sadio indi ko Mbacké dinañu àggale liggéey mu mat sëkk. projet gi nga xamante ne lañ doon jébbal lépp lu jëm ci camion yeeg jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy soxla ngir gën a soppi xar kanam ak Mbacké ñu daal di koy amal ci xumbute leader politique yi ak ñi ñu investi ci liste législative yi ci Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp teew nañu fa di woo askan wi ngir ñu daal di yëkkateendoo tey dóorandoo ngir fexe Mbacké gën a mën a jëm ca kanam. maire bu Podor Mamadou Racine Sy moom day woote élection yi mu ànd ak dal nee na rax ca dolli nee na am na lu muy liggéey mooy fexe ba ñu def Podor ab région mu di kàddu yu mu yëkkati ci cérémonie officielle gàmmu bi am at wu jot bu Suyma nekk ca département bu Podor Mamadou Racine Sy ak Ousseynou Diop. préfet wax na ko sànq moo di nañ jëm ci dal ñu dugg ci élection yi ak jàmm ak salaam génn si ak jàmm ak salaam. lu ñu ñaan itam préfet suñu doléance la moo di département Podor ça fait les deux tiers de la région de Saint-Louis bon nañu defal Podor comme région de Podor loolu ñu bëgg voilà parce que 2/3 région de Saint-Louis mooy département Podor rek mooy 2/3 donc ñun mot nañu région ba passé ko waaw donc nag nit nag mbote nag il faut nga toll fa nga xam ne da ngay raw mbote nag pour nekk xaar donc nañu région lu ñu bëgg te loolu président Macky Amadou mun na ko bu soobee yàlla bëgg nañ ni mu def ko. teewaay bi rafet na yàlla rafetal na ko ba noppi te lii luñ ci doon wut la nga xam ni mooy suñu mbébét yàlla nañu ko suñu borom defal. xibaaru cosaan ak aada ak biennale bi Dakar 2022 am na ñetti artistes yu diplômé école nationale des arts ñoom dañoo jël seen xarañte seen xam-xam jagleel ko def lépp ngir sàmm kéew mi alam bi ñoom ay artistes la bëgg a amal nag benn approche bu bees nee nañu seen cible bu njëkk mooy xale yi fexe ba ñaax leen ci yan anam la ñuy def ngir mën a sàmm alam googule reportage Ibou Diouf Pape Sangone Mbaye. ñetti artiste benn gis-gis li leen tax a jóg mooy fësal njëriñ bi nga xamante ne alam bi am na ko jaarale ko ci seen yile œuvre. solo bu mu am mooy ñun dañ ciy ñaax xale yu ndaw yi quoi tout tànk yi parce que foog naa bu ñu nee environnement rek pour nit ñi mun koo fulal il faut ñu commencer ko ci xale yi ci tout tànk yi. parce que tey xale yi il faut ñu won leen lan mooy environnement lan mooy njëriñu environnement en tant que artiste loolu moo tax tey ñu gën a ñaax. gën a fonk sax suñu expo bi biennale bi. wax ci wàllu environnement loolee la ñu tànn ñu ne nag lu leen ñor la lu ñu bëgg rek mooy sukkandiku ci œuvre d'art yi ñuy def
ngir mën a wax bu baax a baax ak askan bi. dañoo xaw a méngoo xaw a bokk lu ñuy liggéey mais ku nekk sa touche ci sa toile maanaam suñuy dëkkuwaay fépp fu ñu dëkk ak lépp loo xam ne lu ñuy bokk ci suñu dund ci àdduna bi war nañ ko aar. utiliser matière yu bëri damay utiliser matière bu nekk laay utiliser ci art bi surtout la récupération dama koy gën a def ci sama tableau yi. loo xamante ne yenn saa nit yi duñ ko soxla maanaam mbalit lañ ko jàppee man dama koy récupérer defar ko dinaa ci génnee xaalis mais tamit dina li may gënee xaalis mooy peinture bi ak nu may préparer samay tool. Biennale de l'art contemporain bi ñuy amal jamono ji may na leen ñu mën a wax ak public bi jaarale ko ci bile exposition li leen tax a jóg mooy gën a ñaax askan wi rawatina ñuy fett ndaw. artiste bu exposé wul tamit ci biennale bi du càggante ne du artiste mais quand même c'est très bien nga exposé tamit ci biennale bi. ñun artistes yi dañ ciy gis suñu bopp mooy lan du question comme par exemple accrocher tableau jaay déet lu ñu yàgg tënku di ko liggéey ñu war a am benn bés boo xamante ne dañ ciy mën a wane sunu liggéey. ñu ne nag xalaat bi daf leen yàgg ñor ndax dañu gis ne rek dara mënu fi sotti gannaaw alam bi nga xamante ne rek dañ ko sàmm bu baax a baax ñetti artistes yi nag wekk seeni liggéey ngir wax ci wàllu environnement fexe tamit ba ku ci nekk dugal sa loxo ci nuñ koy sàmm. jërëjëf Ibou Diouf ñu wax ci tàggat yaram ak cérémonie remise trophée bu champion du Sénégal dafa tombé ak présentation trophée CAN bi foofu ca diwaan bu Ziguinchor mu neex askan wi loolu ñu déglu ci loolu sélectionneur national bi de Aliou Cissé di fàttali rek ni moom dafa bàyyeeko woon ci poste manager général bu Casa Sport ngir mën a ñëw ci équipe nationale Aliou Cissé la ñuy déglu ak Boubacar Dias ak Lamine Mondian. waaw tey boo leen gisee stade bi tey nu mu feesee. donc di si sant yàlla bu baax a baax tey bu ñu xoolee tey Coupe d'Afrique bii ñëw teew Casamance mu coïncider tamit que Casa nekk champion loolu yàlla suñu borom rek moo ko mën voilà di gërëm di sant vraiment Seydou Sané parce que tamit 2013 bu ma ñëwee dellu si nu mu tudd France moom moo ma joxoon rôle directeur général manager général bu Casa Sport donc mu nekk loo xam ne tamit lu am importance la woon ci man. donc moom ak man on s'était promis que dinañu liggéey ñun tamit suñu côté pour que jàmm ji dellu si fii nu mu tudd ci Casamance. man musuma nekk man kese mën naa wax ni que sénégalais yëpp a ngi sama ginnaaw. voilà di leen sant di leen gërëm di sant sénégalais yëpp di gërëm sénégalais yëpp su ma mënoon jël taal sama oto dem si buntu sénégalais yëpp gërëm leen sant leen au nom de la Fédération sénégalaise de football au nom de Augustin Senghor au nom du football sénégalais kon dinaa ko def. mais lii rek lañ mën a def ñu ngi koy def di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci wàllum tàggat yaram ba léegi rek 5 remplacements par match yi daanaka validé nañ ko définitivement ki ko def mooy international board muy ñiy lijjanti wàllum loi ci football ci lundi bii nii lañ ko inscrire daanaka ndax bu njëkk ba ñett képp la woon waaye léegi juróom la tey la ñu daje fële ca Doha muy international board IFA ba ñoom ñoo koy gérer kon ci octobre 2021 institution boobule daanaka dafa bàyyi woon compétition bu ca nekk moom mooy xool ndax dafay def 5 changements yi wala déet première ligue bi moom tamit gisoon nañ ni ñoom daanaka sawaruñ ci woon loolu waaye ak dogal bi ñu jël moom dafa mel ni ñëpp ci la ñuy tënku léegi moom maanaam kon 5 changements la ñuy def par match au lieu de 3 dinañ ko yaatal ci yeneen jotaay rawatina ci wàllum tàggat yaram léegi dañuy sóobu ci yëglekaay yi li ñu xëyee ci altine gi ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kilifa diine gu màgg gi ci jëf ju mag ji tey rëy ci Soudan di Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass xalifa général Faydu Tijaaniya moo gën a fës ci xët mu njëkk l'Observateur waxtaan wu yaatu la fa sang ba xëy def ak ñoom bil yéenekaay bi tànki jàmm ya mu doxi woon ci Soudan ak ndam lu rëy la mu ci amee dimension Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass ci àdduna bi lépp moom sang bu tedd bi di Cheikh Mahi waxtaan na ci ak l'Observateur àdduna yi jëmee ci tolluwaayu politique bi ci réew mi moom kilifa diine gi kilifa diine geneen gu àddu jëmee ci tolluwaayu réew mi ngi ko defee ci journal La Tribune mu di Maam Thierno Birahim Mbacké sëtub Cheikh Ibra Faty bi nee na Macky Sall dafa war a wax ak askan wi nay na it muy Macky Sall di Ousmane Sonko ku ci nekk ci ñoom li ko war moo di mu rassurer population bi dalal seenum xel Maam Thierno Birahim Mbacké borom Chikori ne taxaw ci mbooloo
ñëpp di la dégg ngay saaga ab président de la république loolee nit ku am personnalité ci boppam sax du ko def ay institution cim réew ñëpp ko war a respecté borom daaru ne réew mi toll na foo xam ne soxlawul politique mbaa ay détails lépp la ñu war a tegee de côté jublu ci askan wi ak seeni tawat fatwa noone la enquête dina kay xëy tuddee dogal bi gouverneur Ndakaaru jël yéen kay bi nañu ab communiqué la def di ca xamal politique kat yi ne fii ba juróom-ñeenti fan ci weeru sulet bu kenn def ci dëkk bi ay yëngu-yëngu yuy jëm ci propagande électorale dogal boobee nag enquête dina kay mi ngi ñuy wax ne ñi ci réseaux sociaux yi mu di Facebook beeg TikTok beeg YouTube bi ci la ñu bokk gouverneur Ndakaaru di Alhassane Sall ak dogal boobee mu jël journal bi mi ngi laaj ndax du waa Yewwi Askan Wi ak seen rassemblement yu takkarnaase yi ñu bëgg a xewal fan yi moo ko tax di wax journal L'Info mel ne kuy tontu ci laaj bi li mu bind ci xëtam mu njëkk moom yéenekaay bi moo di gouverneur bu Ndakaaru taxaw na ci kanam Ousmane Sonko compagnie waa Benno Bokk Yaakaar ñoom yéenekaay bi nee nañu bi ñu jotee ndigalul gouverneur bi ci la ñu suspendre seen rassemblement bi ñu jàppoon fukki fan ak juróom ci weeru juin mu di ginnaaw suba réew mi quotidien gis ne arrêté bi gouverneur bu Ndakaaru jël du fi def dara lu dul yokku joote ji suwane ko waxati ko ndax waa Yewwi Askan Wi ak waa Wallu Sénégal nee nañu ñoom seen ŋaññi ci gouverneur bi akub dogalam seen manifestation bi ñu woote ajjuma ji di ñëw gisuñu luy tee ñu def ko autorisation ou sans autorisation la ñu ci yemale ñu xëy yam ci xët mu njëkku direct news gis fa Lat Diop directeur général bu LONASE di responsable APR ca Géejawaay googee journal bi nee nañu fa la doon conférence de presse démb doon wax ak militants yi ak sympathisants yi ci li xewoon ci élection locale yi wax leen ñu bàyyi ko ci seen ginnaaw te jublu ci élection législative yi waajal ko journal bi nañu waaye moom Lat Diop na comme fu mu yendu Ousmane Sonko du fa dégg jàmm moo taxit yàkk na ketemeeg musiba ak mbelengaan njiital parti Pastef li Lat Diop nee na Ousmane Sonko manipulateur la boo xam ne tous ba tous booloo jeex defu ko ci réew mi amalul Sénégal benn njariñ Vox Populi ne ko bu yemoon foofee mu neex Lat Diop dafa dammat Ousmane Sonko ba xolam sedd nee na Ousmane Sonko ñi mu àndal li ñuy wër di wax naan bu ñu bokkul ci législatif yi ay élection du am ci réew mi loolee ñoom ñu koy wax sax xam nañ ne waxuñu dëgg dañuy wax lu leen neex c'est faux Vox Populi mi ngi ñuy xamalit ne moom Lat Diop nee na mi ngi waaj a taxawal ab mouvement boo xam ne lu ëpp tuuru la koy tuddee porte-parole président de la république ba woon di Abou Abel Thiam mi ngi ci xët mu njëkku Le Quotidien mi ngi tëj ci page 6 ak page 7 bu journal bi Abou Abel Thiam nee na Ousmane Sonko bu ñu ko seetaane rébellion bi lay jëlee fa mu nekk yóbbu ko place de la nation le vrai journal xëy dalal Alaaji Malick Gakou borom grand parti Gakou mi ngi xam le ne budul woon ak yu sew yi nga xam ne ñi ci majorité bi ànd nañu ak conseil constitutionnel def ko kon duñu toll fi ñu toll tey nee na it ñun waa Yewwi dañoo manqué générosité ak sérénité bi ñuy def suñu investiture yi Malick Gakou dolli ci ne président Macky Sall mu neex kook mu naqari koo ci yam dafiy jóge 2024 loolu moom du dañ tout sauf troisième mandat le mandat yéene kay député bii di Cheikh Abdou Bara Dolly mi ñu mandat dépôt ba yóbbu ko ca kaso ba moom la xëye li ko jaaxal moo di moom député bi fan la ko ab immunité parlementaire am féete ba tax ñu taxañ ko tëj ko ni ñu ko def Vox Populi moom li ko jaaxal nee nañu moo di jàpp nañu Cheikh Abdou Bara Dolly dugal ci kaso bi ndax nee nañu dafa jël ay kàddu yu rafetul teg ko ci kaw président Macky Sall ci jamono jooju yéene kay bi nee nañu gis nañu ko moom Macky Sall muy neng-nengal ak a nabbee ca Paris la France waa ji ñu naan Kaliphone ba di ko may ab interview te wax ju ñaaw ju nekk ak saaga yu bon yu nekk moom Kaliphone def na ko Macky Sall ak waa këram. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci soir d'info ci kanam ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mu àggali midi plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.